waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan émission bi ñuy wax Roi des Arènes seen père Birahim Ndiaye moo tey ñëw di waxtaane yow tey nag damaa ñëw seet si kilifa gu mag ci arène bi ñu di ko wax Amadou Katy Diop. Amadou Katy Diop tey moo ñoo wax jaar-jaaram ci làmb jaar-jaaram ci carrière bi làmb ba carrière gën a ko kon nag Katy salaamaaleykum. waaleykum salaam sama mag Birahim maa ngi kontaan di am mbégte bu mag di dalal sama kër. di xam ne ñun ñaar ñoo bokkandoo woon làmb yi. am boo ñëwee am émission bu toll ni ñuy dugal si dama mbégte bu mag la si am parce que loo xam la làmba nag man dem si juddu laa si mën a wax Ndakaaru penc mi mu juddoo ñoom ñoo baaxoo di làmb fii si Ndakaaru donc damay génn sama biir kër dem dugg si biir mbappat mu mag boo xam ne bi diggante penc yi fi nekk fii si presque di Cap-Vert fii lañu daan ñëw di daje loolu moom moo xam loolu làmb ba mu dugg si làmb ba yàlla may ma li ma am si làmb waaw jërëjëf mais Katy gis nañu de gréco-romaine bi ak lutte libre moom nga jëkkee moom nga jëkkee ba am ci tour dem ci bitim réew fu ne nga dem ci exact mais du tax nga boo nga jox moom lan la am différence ak bëre dóor bi waaw gréco-romaine bi comme moo gënoon ma yomba parce que heure gi ma ko daan ñëw bon man si football laa nekkoon mais ma jigi mënu woon continuer si football bi Jal Diop laa doon football donc mënu woon continuer si football bi gréco-romaine bi day guddee donc bu ma wàccee si mécanique bi ma daan def su ma wàccee damay dem nu mu tudd salle lutte gréco-romaine donc loolu moo ma dugal si biir gréco-romaine parce que bëgg naa entraînement te amatu moom lu ma entraîné te loolu rek laa mën a def comme entraînement bu ma guddee wàcc donc si la duggee si biir gréco-romaine bi nag ba fël la si ba yàlla def nag gréco-romaine bi tamit amuñu championnat comme ba tey jii amuñu championnat amuñu compétition donc ñenn ñi gis sama bëre xarañ naa si tuuti ñu ne demal si làmb ji si noonu laa duggee si làmb ji waaw bi nga duggee ci làmb ji tamit gis nañu jàllale yi nga ci def waaw ñu xool ne léegi ban changement ban différence la am nag bëre dóor bi ak bëre simple bi ak bëre dóor bi ak bëre gréco bi ban différence la am waaw différence bi mooy xëy na ñii di bëri si bëri gréco-romaine moom da ngay bëri si suuf ni mu ko tuddati bëri simple bi moom bu ñu si sa jamono bu njëkk bu sa ñaari oom laalee rek jël la am na bii léegi nag bëri dóor bi bëri simple bi mun nañu jaxasoo dóor bi moo si am différence mais gréco-romaine bi loolu moo leen tàqale bii da ngay bëri ba si suuf bii doo bëri ba si suuf donc mais technique bi bëri na façon entraînement bi tamit bëri na da nga si gën a xereñ donc boo boolee ñaar ñëpp da ngay complet parce que bëri jàng xam-xamu sport de combat yëpp loolu yëpp dalay yokk donc bi mu si duggee moo tax aw mu si problème bi mu si duggee dem si jàll facilement ndax xam-xam nga ma amee fële loolu laa jël rek daal di ñëw xëpp ko fii rek daal di seet différence bi daal di ràññeelante rek daal di mën a taxaw xool lu mu war a def ak lu mu warul def waaw parce que xam ne lu war a def fële nga xam ne lu warul def fii waaw loolu moo ñu si dimbali ba dem si am daal jàll na si jàll bu yomb waaw gis nañu tamit jàll yoo nga ci def mais jamono yooyu am na fi entraîneur yu fi nekkoon dégg nga ñoo doon entraîné gréco-romaine ak livre bi mais ñooñu yow ñan nga ci marcel jamono ci yow bi koy entraîné ñan nga ci fekkoon foofu jamono yi waaw jamono yooyu nag man bi may dugg boobu fekk naa fi Abdou Aziz Lam ndem si yàlla si Arona Mané ndem si yàlla si naka lañ koy tuddati Youssou Diène moo fi jëkk indi gréco-romaine bi donc ñooñu ñëpp fekk nañ leen fii salle bi maître Djibi Sall bari na ñoom di si ñang ak sama entraîneur sama kii nga xam ne ki moom ma gën a jàngal technique gu muy Ismaïla Meng bi dëkkoon fii si Tilène ñoo bokk dëkk donc les ça à deux pas moom ma gën a jàngal affaire gréco-romaine donc boobu léegi ñu ngi collaborer ba def sama équipe bi sax bi ma ko formé tamit def si ñëw di ma si jàppale waaw mais après léegi nag nga jóge foofu mais nga ñëw nag ci bëre dóor bi bëre dóor bi nga commencé ko bëre nga fi ay combat yu mag ba gis seetaan naa yaag Assane Mbaye Fall yi seetaan naa yaag Jali Birama Thior te boobu ñoo ñu naqaree daan lañu ma gis ak ñoom Laurent Daba gis ñoo ñëpp daan nga leen ma la doon laaj tamit ko bëre dóor boobu tamit def nga ci ay nga wax ma jaloor yi nga ciy def
parce que ban am na ci combat yu bari yu ma fekkee. waaw am na si combat yu bari vraiment am naa si combat yu si neex. am na si combat yu si naqari bëri daan na ak daanu moo ñoo ànd. donc sama combat Djibril Wade toujours dama koy faral di ko wax. parce que combat bu neex la. bii baral di mbërëntaan bu rëy. combat boobu du ma ko fàtte mukk si àdduna. ndax moom gaawaay ga mu gaaw. wax man na ma jëlee tànkam na mu rocce ko na ma remplacé. ba ni ma si génnee. donc combat boobu dafay nekk sama mémoire su ma si jógee bëri naa Assane Baye Fall bëri naa Mayoro Fall bëri naa docteur Faye bëri naa ak yeneen combat yu Boy Niang bëri nañu tamit comme combat bu gaaw la ñu bëri. donc mémoire bi sax damay fàtte yenn combat yi ak yooyu quoi mais jëf naa si jàlloore vraiment donc yaakaar naa ne war naa def 11 combats de frappe ak ni ñu koy tuddati ak 4 défaites ak 7 victoires. 7 victoires waaw félicitations loolu tamit ndam la xam nga àddina tamit noonu la bon bi ñu gisee ne nga jóge fa ubbi écrit ñoo xam ne Amadou Katimi am na xam-xam bi bëgg ko bàyyi mu niil mu ubbi écrit Ndakaaru. exact mais ubbi Ndakaaru ci nan nga ko ubbee ak nan nga ko xalaatee ba taxawal écrit Ndakaaru. waaw boobu nag ànd naa samay mag yoo xam ne yi ñoo ma doon jiite diggante góor mag Faye Modou Pouy Sow Faye ak maître Habib Gueye. donc ñooñu ñëpp ñoo ma encadré woon si bi may bëre lamb ma fa jógee bi ma jógee si ñooñu ma encadré woon ma daal dem Fass mu jógee Fass c'est la jóge nag daal di ubbi sama écrit donc expérience googu ma dajale woon moom laa ñëw rek daal di teg su ko defee léegi su mu si jógee rek damay ñëw ubbi teg facilement parce que pratique la rek te pratique bi moom laa doon def sur le plan olympique sur le plan national sur le plan avec frappe si la moom laa doon def donc bu mu ñëwee bu ma ubbee sama écrit dafa yomb si man dafa yomb si man ba yàlla may ma si ndam yi ma si am noonu waaw ñu gis ne nag bi nga ubbee Dakar gis nañu nga am ci lu kenn xamul parce que roi des arènes bi ma jëkk gis man ci yow laa ko gisee mooy nga formé Amadou nga formé ti Yékini mu jógee dëkk ba ñëw tegu sa loxo nga formé ko ba mu nekk bonne voie ba am ndam yu am mu ci am nga jógee fa ma gis Malick Niang jaar sa loxo ma gis Yékini Junior jaar sa loxo ak yeneen champion yoo xam ne yi jaar nañ sa loxo ñoo ñëpp nag tey ma gis tey ji yow formation boobu am nga ci satisfaction ci côté waaye ndax am nga ci lu la ci neex wala am nga lu la ci naqari. waaw dam si am naa si satisfaction totale parce que li mu si bëggoon rek mooy jóge naa si écurie ma ñëw samp samay daara muy ñu koy wax école de lutte muy première école de lutte Ndakaaru yàlla may ma si ay ndam ma forme si plusieurs champions loo xam ne si muy ñi nekk si dernier si ñi fi mujjee di samp si ay école de lutte si la fi si la bokk bu ma ñëwee na ba yàlla may ma si samp fi yàlla may ma si ndam bu rëy moo xam ne bi premier roi bi ñuy wax roi Yékini la mu indi fi ndam loo xam ne lii sur le plan national sur le plan international mu def fi jaloore yooyu am ay xaleem ay Youssou Ndour Malick Niang Junior ñooñu ñëpp daal di ñëw daal di génne si donc satisfaction totale laa si am waaw voilà am nga satisfaction ci côté boobu mais nag lan nga ci am lu naqari ci ñoom loo xam ne tey am nga ci ndam parce que forme fa bëre ba bàyyi bëre formé ay gone ba ñu indi roi des arènes indi ay champion loolu ndam lu rëy la ci un champion loolu moom loolu mën ñu ko fay waa léegi nag loolu ñoom lan lañ def loo gis ci ñoom loo xam ne ji nañ la ko ñoom it nga xam ne tey ji xale yi dem nañu waaye ji nañu ma teraanga bii ndax am na ci loolu wala déet teraanga moom amul suñu diggante moom xam nga mbër moom mbër moom boppam kese waaw l'essentiel man teraanga bi si am mooy ndam li nga xam ne bi formé naa leen ñoom yàlla may na leen am ndam muy satisfaction gi ma si am mais xam nga mbër ñi koy àndal sa lañ leen di conseiller toujours duñ leen di conseiller keneen day jóge fa loo xam ne xamul dara si sport bi benn xamul dara si lu wàllu làmb ñaar donc ñoom ñëw daal di xelal leen di ko def yàqar lañuy def moo tax ñi si gën a bari la 90% yëpp dañoo mujjee daal di dem donc xëy na mujj Yékini dem naa ba gunge ko ba carrière bu mu jeex tàkk mais ñi si des ñoom ñëpp dañu mujj daal di génn waaw donc lu muy loo xam ne neexuma ma sañoon damay àndax ñoom ñëpp waaw ba jeexal ni Yékini ma àndax moom gunge ko ba carrière am daal di jeex waaw mais kat yi am nga doom buy bëree waaw amoon naa doom buy bëri mais léegi bëritul dafa voyagé bi dem na bitim réew waaw dem na bitim réew kon yàlla na ko fi yàlla bir kon ak passé di ñu ngi lay ñaanal yàlla may la ndam foofu nga am fa ndam lu rëy ba teral say waajur mais écurie bi nga yor tamit xale yi am nga ci xalaat yoo xam ne am nga yaakaar ci ñoom fi mu ne waaw ñu ngi écurie ñoo xam ne dinañu mën a yaakaar nga ne fii Yékini yàgg dinañ fa àgg waaw formation la rek l'essentiel nag c'est-à-dire nañu mel ni su dama leen wax da ngeen di war mel ni moom waaw parce que exemple la mu nekkoon ci écurie bi mais caaxaanewul dara bu fekkee na nag loolu yu nekk si ñoom bëgg nañ ko nam ko bëgg woon ñu fonk ko nam ko fonk woon vraiment xam-xam baa ngi fi da ngeen koy jox rek ñu mun a nekk roi comme ni mu nekk woon roi mais foog ñu am gëdd def lu mu mun a muñ entraînement parce que daanul onk te entraînement yi may teg man se liñu ma daan entraînement yu métti lañu ma daan teg entraînement yu métti la ko daan teg
donc entraînement yi da ko dana dékku lu métti métti dina ko dékku donc xale bu mu ñëwoon nag mun a dékku loolu yàlla mun la def nga am si kàttanu yàlla mun na am nga nekk champion incha allah dëgg la waaw loolu rafet na mooy kii ci yokk rek ne mbër yi nañuy fonk seen entraîneur parce que teraanga dañ koy bokk nit ki bu la formé ba kenn xamula mu téye ba ñu xam la mu indi la ba ñu xam la kooku na nga fàttali ko ne cër bu rëy la am ci yow kon nag xale yu mbëri ñun suñu bàyyi seen bàyyi ba di wax ak yéen fonk leen seen entraîneur te ànd ak ñoom ngor ci kóllëre te bañ di wor ñi ci wor yëpp dañoo mujj dem teer kon nag loolu ñu bàyyi ci xel waaw Amadou Kati maa ngi dellusiwaat tamit ci suñu deuxième phase bi mooy làmb bu njëkk ak làmb bi léegi dafa xam parce que ñun ñaari génération yu njëkk ña li nga fekkee ak li ma fekkee la génération bu ak bi am léegi ban différence la am te kooku it bëgg naa nga waxtaanal ma ci. waaw différence bi nag moom. jërëjëf différence bi moom dafa rëy trop. waaw parce que tous mën nañ daan tuusee. nañ daan comporté wu si biir làmb nañ daan bàkkoo. nañ daan bëree. loolu yëpp. xale yi dañuy si am différence. donc xale yoo xam ne dañuy ñëw seen ngemboo wala ni ñuy ngemboo ñu wàccee seen tubéy. loolu xam nga loolu. daan loo ko def daanu ma ko def ñëw bi si biir làmba tënkante mbër nga jël suuf xëpp ko sa kanam wala xëpp ko sa kaw bopp xam nga ne loolu ñun bi ñu bëree sax bëree entraînement sax duñ nangu sax laal suuf wala suuf di nekk seen yaram ñu koy fësal mais xale yi da ngay gis xale yi si dañuy ñëw dem entraînement sax fësal seen suuf wane na man mbër laa di ko defar si mbedd donc loolu yëpp yu ay acte yu ñaaw looy xam ne yi daanul am si làmb te xale loolu mooy am si làmb léegi waxatuma laa nag bon fans yi ak supporters yi nañ daan def ak supporters yu jëkk ya nañ daan def loolu yëpp différence la waaw ñëla dañuy yiwoon solu yére yu yiw ñëw supporter seen mbër mu daanu ñu jóg daal di ànd dem mais boo paree am na yeneen yoo xam ne acte yoo xam ne ay acte yu ñaaw yoo xam ne xale yi ngi koy def yooyu yëpp bokkul si làmb te loolu yëpp du tax mbër mi daal di daan waaw mbër mi li koy daan mooy muy entraîné ngeen ñëw tàcc ko encouragé que mu daal di daan moo gën yenn yi nga xam ne xale yi ñu ngi koy comporté woo donc loolu yëpp te wàllu fànn bëre bi man am na technique yu si bëri yu si mag yu bëri yoo xam indi naa ko si làmb ji maa nga jël tur yi maa nga ko gardé comme boo waxee bi ma nee écurie école de lutte dafa am ñoo xam ne dañu ñëw daal ne ñoom ñooy première école di ko xëccoo donc moo tax bi ma am na technique yu ma génne mi ngi si làmb ji di traîner te mais wax maa ngi ko di jël nëfër ko denc ko parce que boo ko tuddee ñu ne ñoom ñoo ko def donc ñun li ñu apporté lu bari si làmb donc parce que am nañ si expérience bi donc différence googu lañ am total la ñu na xale bokk ñu ni ñu façon dañuy ngemboo bokk ñu comportement ni ñuy doxale bokk ñu sax ni ñuy waxee donc loolu xale yi war a ñëw di jàngat te loolu xale naka lañ ko mën a jàngatee si ñun mooy anciens yi ak nouveau yi ñiy toog ñiy daje ñiy waxtaan si question yooyu mais loolu dañu def laisser aller boo xam ne bi dafa nekk seen diggante loolu moo tax xale yi di comporter n'importe comment jërëjëf Kati li nga wax rafet na mais kon daal bu ma déggee sax daal mooy yar bi manqué na ci làmb ji te tamit ñii xëccoo naan ñoo mën ñooñu du ñuy mbër ñi nga xam ne dañoo formé comme par exemple rek yow tey jii génn nga da ngaa jaar ci làmb jaar ci kërëko jaar ci li ba pare formé école de lutte dégg nga xam-xam yooyu ñuy xëccoo ak yow te waaye nag ki mën Kati maa ngi lay fal ne ki mën toujours duñ ko yem ak ki mënul li nga xam formé fi ay champion ay roi des arènes loolu du nëbbu mukk ci àddina c'est bon action waaw Amadou Kati am na tamit loo xam ne lii bu ñu toogee champion bu mel ni yow mënuñoo toog te laaj ñu ko parce que bi ngay bëri tamit xanaa xale yi léegi am nga ci ñoo xam ne gis nga ci sa bopp ñi nga xam ne ñii daal talent la ñu yoo xam ne yi bu ñu fonkee làmb di dañ ci tekki jëral waaw ñoo xam ne ñii xëy na yaakaar nga ne daal kan nga ci gën a bàyyi xel daal ñoo xam ne ñii làmb mën nañ ko yóbbu fu ne est-ce que loolu seetlu nga ci xale yi koo xam ne gis nga ci sa bopp waaw wala gis nga ne xale bi am na avenir waaw xale yi moom bari na si wax dëgg yàlla xale yi ñenn ñi am na suñu jot a génn waaw donc mun nañu wax comme Boy Niang bi nga xam ne bi suñu doom la suñu jarbaat yi doomu dégool di jarbaatu Boy Niang donc kooku mun nañ ko tudda en première donc mun nañu wax nu ñu koy tuddati doomu Double Less bi Sa Thiès mun nañu wax Boy Thiès bi tamit Modou Anta ñooñu ñëpp bokk na si ak ñeneen parce que xale yi mënatuma seeni tur ñoom Maodo moom c'est moom man dama naan c'est le futur roi toujours man naka jekk loolu laa di wax le futur roi des arènes moom mooy Maodo donc dama ne kooku bëreem bu bëri bu lay def
donc ba xale yi daal bari nañu. ak ñoom Ama Baldé si ñoom Ama moom kon waxatu ko parce que def na Fama Siteu. donc man xale yi dama miinul seen i kii ba mënuma leen ëppale ñoom ñëpp waaw. mais am nañu espoir yu baax yoo xam ne vraiment bu lamb doxee daal ñu yaakaar naa dinañ def feu et flamme si lamb ji waaw. jërëjëf kat yi mais nag tey maa ngi am na tam loo xam ne mënuñu toog ak ku mel ni yow te lamb ji parce que lamb ji xam nga ko yàgg nga ci ancien nga ci kon tey am na loo xam ne lii ku fekk ay Maguette Sall Birama fekk ñoom ak Adrien Fall fekk ñoo ñëpp xam nga ne Bassirou Diagne ñoom nga fekk leen waaw Ngiraan Ndoye kon xam nga yow yàlla lamb yàgg nga ci joon mais noo gisee CNG bi ni muy doxalee mbër yi sa xalaat lan la ci noo ko gisee. waaw sama xalaat mooy ne CNG bi dafa ñëw booba léegi di doxal mu ñëw dem defal ay règlement règlement bi nag boo defee lii ma def la laa donc li ñu leen def d'accord règlement la tëral mais règlement bi mu tëral dem na ba xam ne dafay metti waaw dagg yi daan na yem mais dagg yi bu demee ba yàgg dagg ay 5-6 millions 7 millions dagg bi dafay si mbër yi teg la xëy na bu ñu daggoon tey kenn balaa ñu daggaat keneen daan def xëy na ñetti at mais léegi nga gis ñett boobu dañu teg la ñett ba ñeenti mbër yoo xam ne ñoom ñëpp dañu leen boole dagg la 5-6 millions loolu dafay metti mu metti mbër yëpp yëgandoo ko loolu moo indi problème boobu donc li si des mooy waxtaan ba nga xam ne bi dagg boobu dootul metti si mbër yi waaw bu dagg boobu mettiwul si mbër yi rek dagg bi ñuy metti si mbër yi moo indi lii yëpp dagg bu mettiwul woon kon lii yëpp duñ fa àgg te lii koy gën a indi mooy ñoom am na ñu leen yore mbër yooyu ñi leen yore mooy les managers ñoom manager mbiram mooy défendre mbër waaw mais ñoom ñoo waroon jël le devant défendre intérêt mbër yooyu mais ils l'ont pas fait ba mbër yi ñoom daal di jël seen action bopp di ñëw bu défendre seen bopp loolu moo indi litige bi yëpp si biir làmb ji waaw loolu li nga wax loolu dëggu la parce que gis naa tamit kat yi tamit foofu tamit bëgg naa nga dellu ma si mais ñoom est-ce que waruñu jël anciens lutteurs yi nga xam ne tamit ñu bokk ci làmb ji parce que boo demee fédération boo demee football ba ancien yaa nga fa nga dem ci karaté ba noonu nga dem ci judo ba noonu nga dem ci boxe ba jonko yor est-ce que jotul nag tamit ñu jël anciens lutteurs yi nga xam ne seen xel màcc na ci bëre bi yàgg nañ ci ku mel yow ak ñeneen ñu jël dugal ci fédération bi est-ce que loolu jaaduwul amul dugal man pour man de dama ne amul sax dugal si fédération pour man lamb mbër ko moom boo demee judo ba ña daan judo ñoo ko yore boo demee karaté ba ña daan karaté ñoo ko yore waaye wax dëgg yàlla sport de combat la ñii nga xam ne bi léegi ñoom ñi ngi fi nekkoon di ko bëri mun nañ leen ko jox lamb mbër ko moom nañ leen ko jox Tyson a ngi fi bàyyi na bëri Yékini ngi fi bàyyi na bëri Moustapha Gueye mu ngi bàyyi na bëri ñoom ñëpp ko si nekk jàng na ñeneen ñoo xam ne mënu leen boole ñoom ñu mën a yore làmb ji donc dem nañu ba boobu ba léegi ñu te pratiqué nañu jàng nañu xam nañu naka na ay businessman lañu ñoom ñëpp mën nañ leen jox làmb ji ku si nekk ñu xool ñu dugaleen si làmb ji ñu yore làmb ji dafa jot nag mbër ñu jox ko làmb ji waaw parce que pratiqué nañu topp nañu seen gannaaw ñam nañu xam nañu li si nekk li si nekkul yëpp li si baaxul yëpp wax dëgg yàlla bu ñu ko joxee dinañ ko doxal comme ñeneen discipline yoo xam ne bi ñu leen di jël di leen jox seen i judo ba kaa ba ñu jox ko judo ba karaté kaa ba ñu jox ko karaté ba man la mooy sama gis-gis loolu gis-gis rafet na mais kat yi lu tax gréco-romain tamit doxatul da ngeen daan dem voyage di dem ay champion d'Afrique di champion du monde fépp ngeen dem ay talent di dem lu tax dematul loolu mënatul a nekk léegi lu tax dematul te léegi la mbëri yëpp doole mbëri gën a bëri mu ngi ñu ngi voyagé sax mais malheureusement la fa newoon bu depuis indépendance ba ñu koy pratique ba léegi moo fi nekk ba tey bëri boo xam ne ñu bañ ko defee Sénégal depuis 1963 ba léegi mi ngi fi te mu am championnat de lutte olympique champion wala tournoi bu ndaw sax mën nañu ko am loolu def benn sélection yóbbu leen ko biir réew kan la ki ñu ko jox def na fi 20 ans ban fan la koy def Casamance rek bi mu fi jógee Dakar dee na Casamance rek la def dem samp ko fa samp na fa foofu ñu ay champion yaa nga fa góor ñi jigéen ñi ñoo fay champion waaw lu tax dem ko def ko Fuuta at bu jot nga dem benn région nga def Fuuta beneen at nga dem Louga beneen at nga dem Diourbel nga formé ay champion foofu dañu suñu foofu bu ñu fa formé champion par ñu def fa tati loolu su ko defee léegi ñooñu ñëpp mun na bu ñu dajee région yi bu ñu dajee ñu mën a championnat valable mais fenn amul ko léegi amul championnat amul parce que benn région moo koy pratiquer Dakar sax pratique ko lutte gréco-romaine foofu loolu c'est le rôle de directeur technique du rôle du CNG mais la direction technique bi ñuy wax waaw boobu la mais dégg naa la mais kat yi est-ce que yaakaar jotul nag ministre bi dellusiwaat nag xoolaat loolu parce que dafa bëgg a redresser sport yëpp la war a redresser kon jotul mu delloo si loolu moom it defaraat la am ci côté boobu. bi ñu mujjee suñu rencontre ak ministre bi junj naa ko. waaw junj naa ko nekk. discipline bi yàgg na comme ni ma ko waxee léegi. junj naa ko wax naa ko farañ fàcceel naa ko. bi si des mooy ne waxam ne dama ko boo xam ne sax CRG Dakar.
duñu toog ba Dakar amul sax ñoo xam ne bii ñooy contrôler lamb ji fi au niveau de Dakar amul CRG. région yëpp am nañ CRG Dakar amu ko. 20 ans waaw mais loolu yëpp jaaduwul mais kooku kan la toujours là fan lay problème bi ñëw c'est la direction technique. waaw direction technique boobu la ñu revoir. waaw moo doxalul yoon. dëgg la jërëjëf kat yi kontaan nañu lu ñu waroon soxla ci lamb lu ci bari wax leeralal nga ñu ko te ñiy seetaan tamit di ngeen xam ne kii di wax connaisseur la parce que lamb ji da ci fi lamb nekk fa la juddoo. fi lamb nekk fa nga xam ne tax ñuy wax lamb sànce bi nekk nii stade Iba Mar Diop nekk nii arène yi ko wër yëpp fi la màggee kooku tey ji boo waxee ci lamb te ba bëri nag boole ci formé ay champion kooku boo waxee ci lamb war nañ ko mën déglu xam ne tey xam-xam la ci wax Amadou Kat yi ñu lay laaj tey looy tàggoo. waaw li may tàggoo rek mooy di ñaan rek ministre bi delloo si lamb ji daal ñu dellu suñu ko comme ñun niñ ko bëggee rek ba nga xam ne lamb ji dañu mën a dox ñun ñëpp ñu mun si gis seen bopp ñun ancien mbër yeex mbër yi koy pratiquer yëpp ñu mun gis seen bopp si biir donc jot na tey jii ñi delloo lamb ji jox ko mbër yi ñu yore ko arène ba mbër yi fédération bi mbëri wala fédération luy CNG nañ koy mën a teg lépp daal mbër yi daal di ñëw téyel ko seen bopp bu fekkee ne mënuñ ko doxal ñu xam mais nañ leen jox loolu laa lay tàggoo. waaw jërëjëf ñu ngi kontaan amoon na beneen question boo xam ne bi sax bëggul naa ci wax leen sunu arène nationale bi ñu commencé nga xam ne defal nañu ko tamit kooku bëggoon naa nga sànni ci xalaat ba xam noo gisee arène nationale bi. waaw mooy li ma la junjee sànq rek arène nationale bi wax dëgg yàlla dañuy gërëm suñu président de la république bi mu joxee arène bi. mais si li ñu si ñaan rek mooy comme ni ma la ko waxee sànq. ñuy responsabiliser. mbër yi nga xam ne bi léegi ñu ngi fi ñu responsable leen jox leen arène bi jox leen saal yi jox leen que ñu doxal lépp si biir man daal loolu mooy si sama xalaat dëgg la waaw jërëjëf Amadou Kat sa xalaat rafet na ñu ngi lay gërëm di la sant lool ci yaatal bi nga ñu yaatal sa kër fii tey ji ñëw taxaw ñun waxtaan ak ñun waxtaan wu neex wax dëgg yàlla tey ku bëgg a xam ci làmb dara boo duggee ci bi nga xam ne di nga xam ne kat yi waxtaan na te wax na li nekk ci dënnam waaw te li mu wax lépp dara mu ci parce que sama rakk la dégg nga waaye ñoo bokk ñoo defandoo carrière parce que nit ak tofoom daanaka ay morom lañu rek waaw waaye tey jii ñoo defandoo carrière li muy wax yëpp dara dem li mu ci wax lépp lu dëggu la kon tey jii ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla benn yoon di xam ne gërëm ñëpp nag ak ñi seetaan di xaar nag yeneen champion ci kanam yu war a ñëw ku mel ni Mbite Ndiaye ku mel ni ñeneen ak ñeneen ñoom Pape Touré ñëpp ay champion yoo xam ne Ibou Ndafa ñoo ñëpp tey dañ leen invité ci Sénégal live bi ci émission bi ñuy wax Roi des Arènes tey ma di leen tàggu di gërëm ñëpp di sant ñoom di gërëm nag sama waa Italie waa France di gërëm nag Abdou Mbow bi nga xam ne bii ndeysaan moo ma jaaral ni di acteur bu mag dégg nga nekk fii ci wetu kër Fatou Guewel ak doom ji Moustapha lu ma sol moo ñu moo ko ñëwal maa ngi leen di gërëm di sant di nuyu Salma nag sama doom ji ne États-Unis sama chéri la kooku sama sët la quoi maag papaam ak yaayam sagar ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu Issa Diène Issa maa ngi lay nuyu di la ziar ci sud bi waaw di nuyu Biram Ndoy ci France maa ngi koy nuyu waaw di nuyu Dame Sif États-Unis waaw ñoom Sidi Sadi ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñoom Alaaji Baabu ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu waa États-Unis ñëpp waa 116 bàyyiwuma kenn maa ngi leen di ziar di nuyu yéen ñëpp jërëjëf ba beneen yoon